ci laa am tuuti naa wax ci histoire Koungheul mandeng yi wuyoo Camara ñoo ko fondé vers 1472. Ces mandeng fuyaient le règne de Soundiata. Et comme c'est des fétichistes ay boromi xërëm lañu woon ñu laaj seen xërëm yi parce que mënuñu xaj ak Soundiata ci Mali ñu nga jógee province bu ñuy wax Sibi ci ancien empire du Mali boo seetloo carte bi c'était au sud de la capitale Niani. Sibi googu lañ jóge woon di dox di ñëw ñu ne leen bañ xoolee seen jalang yi muy seen xërëm yi ñu ne leen jublu leen sow dana yàgg dana metti mais bés boo xamee ne gis ngeen benn wan gu mag a mag dëkk leen foofa rëcc ngeen reñ Soundiata te ensuite mun ngeen fa développer wu population boo xam ne macha allah mën na baax ci kaw loolu lañ toppee woon yoon wi. Il n'avait pas de boussole. Donc dañ daan dem rek ña déparé foofu sax yegg si wuñ fii mais fi ñu fëlee ci boor bi mooy Gambie fu ne jublu nañ fa ñii réer nañ dem Guinée Bissau ñii continuer dem Gambie fu ñi ñëw fii daal Gambie lañ fëlee sanc ñaari dëkk foofu muy Kaataba ak Ñaani Maaro biñ sancee Kaataba ak Ñaani Maaro nekk fa lu yàgg am na benn sax histoire jarut ma ciy jaar loola leen fa jële ñu ñëw sanc dëkk bi ñuy wax Kulaaña ak Kasaasa fii bañ nekkee Kulaaña ak Kasaasa ay rëbb lañu woon daanañ def agriculture mais tuuti rëbb lañu woon et ñu organiser benn rëbb du lukat parce que lukat ay xale koy def mais fii rëbb yi ñoom ñooy daje ñiy yore seeni ngànnaay muy flèche di wër gibier yi c'est là une grande battue et ci rëbb boobu lañ gis wan gi mën naa wax ne fii ma taxaw suma gannaaw tuuti ñi nga xam ne màggee nañ Koungheul gisoon nañ ne ci ay ñaar fukki at ak juróom ci ginnaaw ay dune ñoo fi nekkoon fii lañ gisee wan wi ki ko gis ne Kanan Tung Fele Tung voulant dire grande termitière Tung veut dire termitière Fele cela veut dire voici la grande termitière fii la woon et ñu ne Kanan Tung Fele ce qui veut dire que voilà la termitière du salut termitière bi nga xam ne wan goo nga xam ne xërëm yi waxoon nañ ne buñ ko gisee nañ dëkk foofu mu ngi nii moo tax dëkk bi mu ngi njëkk a tudd Kanan Tung termitière du salut biñ fa nekkee lu yàgg parce que c'était sous le règne de Mansa Koliba Camara ñu nekk fekk Mansa Koliba Camara et ci même famille bi Camara Kunda yooyu ñu ne ñii yéenay féetoo wàllu jaam yi ci même famille bi ñu essayé créer seen société à l'image de l'empire du Mali ci biir famille bi mag bi doon buur rakk bi ñu ne ko yaa féetoo ngàllu yi nii lañ constitué woo rakki Koliba ñu naan ko Cukuliba Camara daan dem di rëbbi chaque fois mu ànd ak xajam yi di rëbbi di dem di rëbbi ba benn bés mu di noppaleku ci benn garab gu mag fi mu tëddee xaj yi yaakaar ne day nelaw ñuy wax seen biir ne sunu borom bi mooy Cukuliba mu ngi tëdd foo xam ne tata la boo xam ne benn roi mënu ko jël
ñu yaakaar ne da doon nelaw mais moom nelawut mu ne pat bi mu dellu see ci Kanantung di Koungheul mu demandé permission Koliba magam pour def foofu ay tool Koliba accordel ko ca place yooyu mu def fa tool di jóge fii di bàyyi foofu bu rëbbijee bu dëppee ñëw mu toog ba mu yàgg mu ne Koliba dama bëggoon nga may ma def fa benn néeg mag ji may ko loolu mu toog fa toog ba mu yàgg di defee noonu di dem di ñëw mu jigi mu créé fa ay case di nekk foofu ba yàlla def yàlla moom Koliba bi Koliba décédé ñoom ñëpp ñu waxtaan bi ñu waxtaanee seen choix c'est-à-dire ñu tànn Cukuliba pour que mu remplacer ci trône bi Koliba bi ñëwee yeggee ko Cukuliba mu ne leen mu ne leen waaw mu ne mën naa ko accepter mais à une condition ñu ne condition yooyu mooy lan mu ne ñu dem installé wu ci sama tool yi ca Kunkóol yi tool Kunkóol mooy champ au pluriel ci Mandeng ñu waxtaan ñu ne bon d'accord ci lañ jógee fii dem Kunkóol yi Kunkóol yi actuellement boo koy seet mooy Koungheul Socé ñu installé wu fa biñ fiy jógee boobu ñoom biñ fii ne ñoo maabo yi ñoo fi nekkoon biñ jógee fii dem ci Kunkóol yi maabo yi ñoom resté fii ci Kanantung ginnaaw loolu la Ndawkunda yi nga xam ne jóge nañ Jolof xaw ma fan may jóge ñëw installé wu ñoom biñ jógee Kulaañ ak Kasaasa Ndawkunda yaa fa installé wu biñ jógee fii aussi ñooñu jóge foofu ñooñu Ndawkunda yooyu ñëw installé wu fii ci Koungheul comme maabo yi xool xam ne ci cosaan ñoom bugguñu doon borom dëkk ci lañ choisir Ndawkunda yi def leen borom dëkk looloo tax ñu naan Koungheul Ndawkunda yoo ko moom déedéet Mandeng yi ñoom ñoo ko créé ñoo ko fondé et je précise bien c'est vers 1472 biñ fi nekk ñoo maabo yi ñoo fi nekkoon biñ fi jógee maabo yi ñoom ñoo fi ne bi Ndawkunda yi ñëwee maabo yi def leen borom dëkk ginnaaw loolu nit mënees na wax lu ñoo xam ne jaar nañ fi ku demee ne Mame Moctar Penda Sy Mame Moctar Penda Sy boo leen laajee Tijaan yi wala ku mel ne sëñ Mor Sida mun na leen ci wax ñëw na fii dem Siin Matar fa la installé ci ceddo yi Bagal Daado Ndaw ñii ne Bagal a nga des Soroko ñii ne mu nga des Sañamaan ñii ne mu nga des Taba ñëw na fii installé wu Taba nam fi installé aussi bu ma ci naree dugg day gudd gannaaw loolu yeneen Kamarakunda yoo xam ne ñoom dañu continuer woon dem Badubu ñëw nañ installé fii moom mooy Fankama yi ngay dégg ñoom Fankama mooy borom doore di Duuba dinañuy wax aussi Koungheul région du Bambouk Bambouk boo gisee sax turu Bambouk feeñ ci Koungheul ñu naan Bambouk dafa mel ne jamono booba végétation bi waax moo ci dominé foo dem daanaka waax yi ñoo ëppoon dimb yi ñoo ëpp ci garab yi fii ba finalement ñu yaakaar ne tund wi yëpp waaxi kese la looloo indi turi Bambouk bi limite yi duma ci sori mais buñ seetloo dégg naa ñu wax ne mës na bokk sax ci empire du Jolof mës na ci bokk parce que dégg naa ne dañ daan ñëw fii jël si impôt biñ jël see impôt ak suuf la ñuy tibb jox leen ñu yóbbu mais li wérte wóor mooy au nord mun nga wax ne Jolof la au sud Gambie à l'est Sénégal oriental te buñ ne Sénégal oriental mun nga wax ñaani bi nga xam ne Ndungu Sine moo doonoon capitale am à l'est mun nañ wax ne Ndukumaan ci passage yi nit ñi kii sax xeexkat yi mën nañ ci wax Lat Joor bi mu demee Ñooro
fekk ji Maba ñu tuddee ko Silmaxa Diop da daan xeex pour le compte de Maba xaw ma pour compte boppam la mais est-il que ne moo daan jiite seen xeexkat yi ñu jóge fi décidé woon dem conquérir Ñaani Ndungu Siin mooy capital ba biñ demee attaqué foofu du ma dugg ci détails yi parce que day gudd mais yamba yi ñooñu yamba lañ daan xeexe yamba ya leen dàqoon foofa ñu continuer di ñibbisi ñëw ba tolloog ci booru mën nañ ko jël ci commune Saly campé foofu biñ campé foofu dégg ay junjung di tëgg junjung yooyu noonu lan ne kii am naa foofu de cour royale la yónni ay nit ne leen nañ dem wax buuri Koungheul bi ne ko lat moo campé fële nee na nga jox ko ay gàtt yu mu añee yu mu reeree et ñooñu ñëw ci ton bu ñàkk teggin wax ko buur bi ne ko mu ne ko waaw ñett lañ woon ñu jàpp kenn bënn benn bët bi jàpp kenn dagg benn loxo bi keneen ki ñu dagg nopp bi jël kook def ci dóom ak bal jox leen ne leen ñu nag suñ digganteeg buur bu ñàkk teggin lii rek moom moo ci mën a doon teraanga leneen mënu ci am biñ demee ba ci yoon wi ñoom ñu gise seen biir parce que xam nañ ne Lat boroom fit la defet ba mu am Ndungu Siin loolu terewu ko attaqué fii ñu daal ñu waxtaan juboo ci leen biñ ñëwee ne ko ñun de dañu fekk buur ba di nelaw looloo tax mënuñu gisee ak moom lal ne leen waaw buur de buy nelaw wax dëgg yàlla wareet ko yee mu bëgg a dem géwél ba xool leen ne leen waaw yéen seen góom yi nag ñu ne laata ñuy dugg ci tata bi la ñu xeex ak garde yi ñu demaat ba mu yàgg géwél bi ne leen waaw ñooñu nu ñuy wuyoo garde yi ne leen ñi nga xam ne ñoom lañ ñu yónni woon ne leen ay Camara mu ne Camara mu ne waaw boo leen seetloo Ndungu Siin Kimintang Camara premier moo ko infligé défaite foofu ci la géwél bi wëy pour la première fois ñaani bañ na parce que yaakaaroon na ne benn tey mu ngi ci biir ñaani soose yi biñ jógee dem Koungheul soose wax naal ne maabo yi lañ fi bàyyi ndaw ku ndaa yi ñëw fekk leen fi koñaaji yi fi ñëw ñu nga jógee Guinée loolu yàggul bambara yi aussi ñëw nañ fi saxaar bee leen fi andi bon yàggul bambara yi jóge Mali saxaar bi moo leen fi indi ñii jaaykati guru lañu woon ñii ñoom dañuy wàcc def business doxul ñu doon surga dugg ci àll bi peuple nañ ko pël Fuuta yi aussi ñu ngi fi naar yi ñu ngi fi Koungheul moom bëri na ethnie yu fi ne boo ko doon recensé bari na mais yàlla dimbale nañu ci jàmm rek la ñuy vivre parce que ña ko fondé guerre lañ doon daw jóge Mali ñëw fii seen ñaan ñëpp ci jàmm la muy ci bon église bi mu ngi fi parce que tubaab yi fu ñëw dëkk colonisation bi moo fi indi église bi mais nag wax dëgg yàlla muy musulman muy chrétien muy leneen ñu ngi vivre daal en paix